asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku jullit yi seen mbokk Alaaji Babali mooy dellu si waat ak yéen ci guddi ajjuma bi toujours rek ñuy ngi ci les sourates avec sigle tey dañuy rek dugg ci les sourates avec Hamim waaw ñi bi jëkk ci sourate Hamim c'est la sourate 40 sourate Ghafir mooy le pardonneur waaw c'est une sourate qui est révélée à la Mecque waaw à l'exception des versets 57 et 58 ñaar yooyu ils ont été révélés à Médine waaw mooy ñaari laaya yooyu rek la ñuy moo wàcc Médine li ci des yëpp Màkka la wàcc xam naa ñu def rek comme ni ñu daan def rek pour ne pas déroger à la règle ñu jukki rek ñaari laaya yi nga xam ne ñoo wàcc Médine baada auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la xalqu samawati wal ard nee na bind asamaan ak bind suuf nee na akbar moo gën a màgg min xalqi naasi ci bind doomu adama waaw day wax rek ni tey bu fekkoon dafa doon am coono xam nga borom bi subhanahu wa taala du am coono mais tey bu doon am coono nee na bind bi mu bind asamaan ak suuf ci moo gën a metti ci moom que mu bind doomu adama waaw mais xam nga borom kun fa yàkkun moom dara jafewul ci moom waaw moo tax mu wax loolu nee na bind doomu aadama bind asamaan ak suuf moo ko gën a màgg waaw walakin nag waaye li fi nekk aksara naasi li gën bari ci doomu aadama yi la ya'lamuun xamuñu waaw xamuñu te jéemuñoo xam waaw muy verset 57 waaw 58 bi day wax wama yastawi ahma nee na est-ce que yamoo na al ahma ki nga xam ni dafa gumba wal basiiru ak ki njàccaar ki nga xam ne mu ngi gis nee na walazina amanu ki nga xam ni gëm na wa amilu salaat di def jëf ju yiw nee na walal musiiw waaw musiiw mooy ki nga xam ne rek kii def safaan bi waaye kii def safaan bi maa nee na xalilan ak néew ma tatazakkaruun ci li ngeen di fàttaliku loolu waaw ngeen di fàttaliku di réfléchir pour xam kattanu borom bi verset 58 léegi ñu tàmbali saar bi rek c'est une sourate de 85 versets waaw révélée à la suite de la sourate 39 az-Zumar mooy les groupes waaw wala sàpp yi bu la neexee tamit nga wax noonu waaw saar bi moom ñu ngi koy tuddee le pardonneur wala la sourate du croyant waaw bu la neexee tamit nga tuddee ko noonu waaw day wax rek ni Hamim tanzilul kitaab nee na wàcce na ak kitaabu téere minallahi tukkee ci borom bi al aziz ki di not ci nguuram l'omnipotent al alimu aji xam lépp waaw dara ump ko waaw verset 2 waaw muy wax ni xaafiri zanbi moom mooy jéggal mooy jéggale bàkkaar wa xaabili taw bi tamit mooy nangu tuub shadidul iqaab aji tarji mbugal la waaw zi tawli nee na bu ko neexee mbugal boobu mu def ko dans le temps bàyyi ko mu yàgg lool ba kooku defa ni àddina bi yëpp mbugal la waaw zi tawli moom moo koy guddal su ko soobee waaw nee na laa ilaha illa huwa amul benn buur bu ñu war a jaamu si dëgg-dëgg jaamu ko ànd ak njariñ ñàkk jaamu ko ànd ak lool illa huwa ndare moom waaw ilayhi ci moom almasir mooy delluwaay bi ñun ñëpp dañuy delluwaat ci borom bi waaw verset 3 téere bi alxuraan c'est une révélation de Dieu waaw te moom day jéggale ku ko tooñ waaw day jéggale ku ko tooñ waaw nangul ki dellu si ci moom waaw nangul ki nga xam ni dafay ki nga xam ne nag dafay féttéerlu waaw mooy di rebelle wu waaw di def naka sudul noonu te mu taamu àddina waaw àddina bi nga xam ne dafa gàtt diir waaw rek wax borom bi subhanahu wa taala ku ajitar ji mbugal la waaye day wax ak ñooñu di leen wan ni ñooñu xam ne dañoo féetewu àddina di féttéerlu il se rebelle nee na nañu xam ne rek buur bi aji tar ji mbugal la waaw
yàlla subhanahu wa taala il est redoutable dans son châtiment. À lui la puissance et la gloire mooy tedd nga waaw mooy kattan mooy puissance moom moo ko yore ak tedd nga waaw te loolu ñëw na ci benn laaya pour doomu aadama ragal waaw pour doomu aadama ragal waaw pour que l'homme vive dans la crainte révérentielle waaw pour fàttali rek balaa ñuy sori ñu wax Hamim les sourates avec cible yi am Hamim 7 lañu waaw ci téere bi bu njëkk bi c'est sourate Ghafir sourate 40 ba ci tegu Fussilat 41 troisième bi Ash-Shu'ara waaw mooy troisième bi quatrième bi Zuhruf waaw verset 43 cinquième bi Dukhan waaw sourate 44 45 surtout Jaasiya septième bi mooy Al-Ahqaf surtout 46 waaw noonu lañ toppantee ci téere bi waaw Yazid ibn Aslam dafay nettali nee na dafa amoon benn waay bu am puissance un homme puissant mais loolu c'est entre guillemets parce que il n'y a de puissance qu'en Dieu yàlla ko wax la hawla wala quwwata illa billah waaw waaw jooju soit dafa amoon kattan wala mu am alal rek waaw ñaari daal amoon na ci benn wala mu am ñaar yëpp sax nag du pays de Cham dafa daan ñëw di seet si Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu léegi nag comme bu mu toogee lu yàgg son absence a duré un certain temps Omar daal di wax sama waa ji lu mu nekk il se demandait cette question mais waa ji ci lan la nekk parce que gëj na ko gis waaw après ñu daal di koy tontu ne ko au commandeur des croyants il s'est adonné aux boissons alcooliques waaw da ngay gis loolu waaw Omar alors daal di yónnee son scribe ki nga xam ne moo koy bindal waaw daal koy wax bindal ma lii mu commencé ne ko de Omar ibn Khattab à un tel fils de tel waaw que la paix soit sur toi yàlla na yàlla jàmm nekk ci yow je te rappelle de louer Dieu nee na mu lay fàttali pour nga sant borom bi tagg borom bi topp borom bi waaw waaw nee na parce que amul beneen divinité boo xam ne bi à part lui waaw c'est la seule divinité qui existe waaw te day pardonner les péchés waaw day encore le repentir comme ni ñu ko waxoon ci kaw waaw il est aussi sévère nag dans son châtiment waaw mooy la ajitat ji mbugal la waxoon nañu ko sànq shadidul iqab waaw waaw moo tax te il a une générosité sans limite waaw yàlla il a une générosité sans limite waaw il n'y a de Dieu que lui loolu la bi daloo waaj de léegi nag vers lui sera le retour waaw wa ilayhil masir waaw léegi nag mu daal di wax ci compagnon yi ne xarit ci saaba yi waaw nee na ngeen ñaanal yàlla en faveur de votre frère pour qu'il retourne à Dieu gis nga loolu waaw ñun moom bu doon ñoom ci dañ fay nekk di ko xas ak lu nañu dugg ci mais gis nga Omar dafa wax ne nañ ko ñaanal pour mu génn ci loolu dellu si ci borom bi subhanahu wa taala waaw moo tax ndax yàlla nangul ko tuubam léegi nag lettre bi mu ñëwee ci waa ji daal di koy jàngaat ko daal di wax nag waaw buur bi dafay effacer ay bàkkaar day baale ay bàkkaar accueillir le repentir nga tuub mu nangul la ko te tamit il est redoutable dans son châtiment te ku aji tar ji mbugal la kon nag il me met en garde waaw boppam contre les représailles et me promet de me pardonner waaw gis nga déjà mu ngi am yaakaar ne yàlla dina ko baal léegi nag il ne cessa de répéter ces mots et de pleurer jusqu'à ce que qu'il rende l'âme di ngay gis loolu waaw mu nekk di jàng loolu noppiwul di ko jàngaat ba jaar fa daal di faatu voilà kon nag li ñuy informé Omar ci deewu waa jooju mu wax saaba yi nee na nii ngeen war a di doxalee waaw boo leen gisee si vous voyez l'un de vos coreligionnaires mooy ki nga xam yéen a bokk religion nee na qui se détourne de la voie droite mu nekk ci safaan nee na vous devez le diriger vers le bien waaw da ngeen ko war a gindi pour mu ñëw nekk ci yoon wi
waaw moo tax waaw mu daal di citer enseignement yi waaw ne pour que mu dellu si ñu à lui-même nekk ki nga xam ni moom la nekkoon léegi nag ngeen ñaan borom bi subhanahu wa taala pour mu nangu son repentir mooy tuubam waaw jéggalu tuub waaw nee na la ne soyez jamais les suppôts de Satan contre lui waaw mooy ànd ak seytaane waa ji mel na ni ku sànku ngeen ànd ak seytaane yokk sa cànkuteem waaw nee na bu leen ne soyez jamais les suppôts de Satan waaw ñu eggal saa bi rek muy wax ni maa yu jaadilu fi ayatillah nee na du ñu dàgge rek fii ayatillah mooy du ñu discuter waaw dàgge waaw fi ayatillah ci kéemtaanu yàlla yi wala aaya alxuraan yi illa lazina kafaru nee na ñi nga xam ne ñoo weddi borom bi rek ñooy dàgge ñooy raaye les versets coraniques voilà fa wala yaxrurka taxalabum mu ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu la waaw taxalabum fi bilaad mooy seen réussite yi nga am moom la ñu am dans les cités nee na bu ma la wor bu ma la réeral waaw c'est-à-dire bul xool loolu ba dévier waaw que leur réussite dans les cités ne t'égare pas waaw kazabat nee na weddi na xablahum njëkk ñoom xawma nuuxin waaw nitu nuuxi ya wala ahzab ak la coalition les coalisés mooy xam nga dañuy wëluwuñu seen doole moo tax dañ daan ànd nekk ay pàcc yu bari dajaloo nekk benn pour xeex islam waaw min ba'dihim nee na gannaaw ñoom les d'autres coalitions se sont formées waaw contre lui nag waaw Muhammad nee na di comploté ne kullu umatin bépp xeet rek bi rasulihim ci seen yoon ndaw yi ñu leen yónni woon nee na amul benn yonent bu ñu yónni rek te fekk nit ña ñu yónni woon ci ñoom comploté wuñu contre lui nee na amul waaw nee na li yaxuzuhu ngir ñu jàpp ko waaw jàpp yonent boobu soit dañ koy jàpp def ko prisonnier wala ñu rey ko wala ñu maltraité ko wala ñu exilé ko voilà gis nga ko moo tax wa jaadilu bil baatili nee na ñuy discuter nag ci loo xam ne li neen waaw nee na yu di xidu bil xaq ngir ñu nëbb dëgg waaw ñu nërmeelal dëgg waaw fa axazahum nag yàlla nee na ma jàpp leen fa xam nga yàlla moom bu meree ba jàpp la nga xam ne borom kattan moo la jàpp waaw nee na fa kayfa kaana ak iqaab naka la mel sama mbugal waaw sama mbugal mooy verset 5 waaw le mot de la fin rek ñu indi rek lenn loo xam ne Ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu moo ko wax waaw te lu rëy la wax waaw dafa wax ni waaw ki nga xam ni amul benn divinité amul benn yàlla budul moom nee na amul benn verset livre yàlla bi téere yàlla bi tabaraka wa taala nee na boo xam ne dañ ko révélé te au sujet duquel je ne connais pas l'endroit où il a été révélé nee na amul benn laaya rek boo xam ni dañ ko wàccee mu jóge ci téere bi te nee na xamul te fekk xamul fañ ko wàccee waaw et pourquoi et lu tax ñu wàcce aaya boobu nee na amul waaw nee na bu fekkee nag am na nit koo xam ne kii moo ma gën a xam téere yàlla bi et puis mu nekk koo xam ne ki man mun naa fa dem nee na dinaa fa dem alors dinaa dem gis ko waaw da ngay gis loolu waaw moo tax kii day wóolu na woon boppam waaw te ñëpp d'accord nañ tamit ci xam-xamam waaw parce que xam-xam pire la amoon waaw rek wax rek par celui en dehors de qui il n'y a point de divinité il n'existe pas un verset du livre d'Allah qui a été révélé au sujet duquel je ne connais pas l'endroit et où il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Et si je savais qu'il existait une personne qui connaît mieux que moi le livre d'Allah et chez qui je pourrais aller, alors j'irai le voir. Kon nag mu ngi noonu c'est le mot de la fin
الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله.